bokk yi am ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak noonu benn waxtu mooy door a jot sënkëm ñu dellu si ci ndimbalu suñu borom ak kattanam fas yéene leen a jot lii xabaar yi. jërë ngeen jëf ci ànd ngeen ànd ak noonu ñu daal di dooree xabaar yi rek ci li nga xam ne tamit dafa aju ci wàllu tey ji fendi bi nga xam ne dañ koy amal fii ci biir Ndakaaru te gouverneur bi jiitu ko itam lu tolloog juróom benn fukk ci ay camion yu jël ndox meeg yu demee noonu loolu daan ci dikk léegi ak Babacar Samb ba léegi ndox yi inondation yi fi ñu toll nii ci bët gànnaar réew mi itam ndox yu bare bare ak taw bi itam wàcc na fi ñu toll nii daan ci jokkoo léegi ak Abdourahmane Diène ca Kaolack taw yi nga xam ne moom la fa mujj amal itam indiwaat na fa ay tolof tolof ak i benk ñu ngi koy dund ak kii di Mamadou Camara daan ci dikk léegi taw yi ba léegi itam ci biir Sénégal gi fu ci bare bari loolu am nañu seen xam-xam ci wàllu fànn boobu la waa ANACIM Abdoulaye Diouf daañu ko déglu leen ingénieur la ci wàllu fànn boobu la daañu ci toftale itam wàllu koom mi nga xam ne njiit réew mi dafa gën a suqaliyaat ci fii jamono yi nga xam ne ci la ñu toll itam ci wàllu pandémie bi ñi seen xam-xam ci wàllu fànn boobu la am ci jàngat bu ñu ci amal tey ji ñaar fukki fan ak benn ci weer wi am na xeetu tawat yoo xam ne woo xam ne wii dañ koo jagleel itam ñi nga xamee ne rek daanaka lu tolloog fanweeri seconde yu nekk dana am ku mu alawtiku daan ci dikk léegi ak Marie Rosalie Ndiaye. Sud FM. Maodo Faye. li ñu duppee fendi lu tooyoon woowu koŋ loolu la gouverneur bu nekk fii ci Ndakaaru daal di bëgg ba tax na sax tey ci suba am na ñu bari ñoo xam ni gur na leen luy tolloog juróom-benn fukk ci ay camion ak ay nit ngir loolu nekk lu jàppandal Babacar Samb. bi la opération ñu dippee ko fendi li ko tax a jóg moo di daal di fiy jëlee bépp ndox ba nga xamante ni daal di nañ koy nemmeeku ci diwaanu Ndakaaru. tey ji dafa am des moyens supplémentaires yoo xam ni nguur gi teg na ko suñu loxo. déjà dañuy renforcer les capacités de pompage. lu tolloog juróom-benn fukki camion hydrocureur ak juróom-ñaar teg ci itam gën kaa néew fukk ak juróomi engin lourd ñu fas yéene ko wàcc ci bépp gox ba nga xamante ni ndoxum taw mile daal dina lay sonal. en plus de ces camions hydrocureurs am na ay camions yi nga xam ne ay engins lourds la ay tractopelles ay benn yoo nga xam ne également dina renforcer le dispositif. bu ñu tàmbalee liggéey am na ay moto pompe yi nga xam ni procédure d'acquisition bi mi ngi en cours. ngeccup ndox mi di wéy te ñu fas yéene koo taral itam ak dispositif spécial bu ñu daal di jagleel Kër Massar rawatina Camille Bass. donc pour Kër Massar déjà bu ngeen demee di ngeen fekk 5 établissements jàpp 6 yu nga xam ni sapeur pompier ànd na ko ak ONAS ñu def ko fa donc di pomper 24 heures sur 24. weneenu pàcc bi ñeel opération fendi jëm ci wàllum cet geex wér-gi-yaram gi ba tax na jumtukaay yi daal di nañ koy yokk te lu tolloo téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ci ay bërëbu fajukaay ñu fas yéene leen a dooleel bu ñu sukkandikoo ci Alhassane Sall du gouverneur bu Dakar. service d'hygiène yokk nañu seeni produits pour que ñuy def ay opération de saupoudrage Dakar yëpp nag du ñu wax gox bi bay mais Dakar yëpp la ñuy saupoudrer te loolu dana commencer incha allah dès tey ji parce que poudre bi ak li muy àndal am nañ ko ba noppi. volet santé bi que poste de santé bu nekk ak centre de santé bu nekk dinañ jël benn enveloppe bu toll ci 1 million bu nga xam ni danañ lañ ko jëndale ay médicaments pour jàppale leen ndax ñëpp xam nañ dégâts yi nga xam ni ndox bi def na ko foofu donc amul ku yàqule ñëpp la ñuy jox donc mu nekk 160 su ma jumul donc mu nekk 160 millions enveloppe bu nga xam ni à part la bu ñuy jagleel structure de santé yi. ñetti téeméeri millions moo di koppar ga nga xamante ni fas yéene nañ koo dugal ci opération fendi ñu war koo amal ci diirub fukki fan ak juróom. ci wàllu li nga xam ne moo aju ci wàllu rek bu ñu seetloo ni ko gouverneur bi waxee juróom-ñaari junni ak ñetti téeméer ci ay déclaration yoo xam ne am na ban jot koo xayma loolu lépp nag ñu bëgg ci wut saafara gouverneur bi Hassan Sall am lu mu ci dénk Babacar Samb. waaw tey jii mooy wax ak yéen fii ci région bu Dakar ñi nga xam ni bind nañ seen tur recensé leen ñu def déclaration de sinistre toll na ci juróom-ñaari junni yu teg ñetti téeméer maanaam 7300 mais. nañ def ndànk ci chiffre boobu parce que mën nga jël chiffre boobu mu nekk déclaration mais nga dugg ci benn kër fekk na yem na ñett ñi nga xam ni def nañ déclaration donc cela veut dire que ñoom yàqule nañu waaye kër ga ñun la ñuy comptabiliser. léegi nag pour am une idée exacte stabiliser ko am na des enquêteurs yu nga xam ni ñoom bu ñu leen joxee liste bi dañuy dem fekki borom kër yooyu bu ñu xoolee nag ñu def li ñuy wax ñu def toilettage fichier bi exactement ñi nga xam ne tey ñoom la ñu war a jox cash transfert yi ñaata la ñu toll mais daal li ñu def comme déclaration moom toll na ci 7358. yéen ngeen yëpp cash transfert yi tàmbali na depuis alxamis defe naa ministre bi lancé na ko loolu itam dafay continuer mi ngi wëy parce que foo dem ci Dakar ak ci Sénégal yëpp
liggéey recensement ba bi mi ngi continuer et bu ñu defee enquête bi xam ni kii yelloon na ko ñu jox ko 100 000 francs wala 200 000 francs en fonction du degré de sinistre. leneen li mooy sinistre yooyu seen bopp ñi nga xam ne ñu ngi woon ci ndox bi dañ leen di génne foofu dugal leen ci ay site de relogement temporaire benn ci site bi mi ngi Jaxaay beneen ci site bi mi ngi Kër Massar defe naa keroog sax fa lañ defee lancement cash transfert bi. li aju ci wàllu inondation yi ba léegi ci bët gànnaaru réew mi ndox yi ak tamit ci wàllu dex gi daanaka dafa dem sax daal ba am yoo xam ne sax xaw na leen a wër ndomba ba envoyé sa fële nga xam ne moo di Jamel nga xam ne askan wa tam dañoo xaw a takku ci dëkk boobule Abdourahmane Diène. jëwriñ bi ñu dénk biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye dugg na ci gox-goxaat yi nekk fii ci diwaanu Matam te nga xam ne foofee de mbënd mi sonal na askan wi wante Aly Ngouille Ndiaye li mu jot a nemmeeku mooy ne li xew Matam wuute na ak li mu jot a gis ci yeneen diwaan yi. fii ci Matam yàqu-yàqu yi li ko waral dafa xaw a wuute ak li ñu faral di am ci yeneen dëkk yi sax ndax bii fleuve bi nekk ci niveau boo xam ne bii ëpp na fi mu daan nekk donc loolu moo tax muy dugg ci kër yi bu yenn kër yi mu dugg aussi ñi ngi gis mi ngi commencé yàq fondation yi. bu loolu weesoo aussi ñu gis ndox mi nga xam ne mii dafay walangaane jógee Ferlo di ñëw fii ak vitesse bu am solo parce que naturellement noonu lay demee Ferlo moo gën a kawe ndox mi fa lay jógee ndox moom yëpp day ñëw fii war a dem ci fleuve bi. géej gi nekk fii ci diwaanu Matam jamono ji ni dafa fees bay tuuru ci dëkkuwaay yi ba tax na mu ngi indil ay gàllankooru rëy ca Jamel foofee poste de santé ba fa nekk dafa fees dell ki ndox ba tax na jëru mi dafa jàpp ne toxal ko dong moo fi sës. en vérité je pense que dans l'immédiat en tout cas. bu wax dëgg jotee jamono ji ni lu ñu mën a def mooy daal di toxal poste de santé bi loolu moo fi sës. comme on a l'habitude de dire on peut arrêter la mer avec ses bras. ca Dialobé bokk ci commune Awré foofu it mbënd mi sonal na askan wi lee ba tax na askan wi ñoo doon waxal seen bopp. l'eau ne pouvait pas passer et va dans le village. Non, ne peut pas passer et puis remonte. Okay. Il traverse le village jusqu'au cimetière. Il a enlevé les morts de leur tombeau. Le mur du cimetière est tombé. L'eau est rentrée dans les cours. Passez chez moi. L'eau est arrivée ici. Ok. Tout ce que j'avais semé dans ma cour, c'est gâté. ca Dialobé foofu it pont ba nekk ci route nationale bi dafa dagg looloo tax ba député bii di Mayram Kane di waxal askan wi ne dañoo bëgg ñu wutal leen ay pont yu bees. ñun li ñuy jooy. écoutez. pour tout le département. oui. monsieur le ministre bu bees la ñu bëgg ay dalo yu bees la ñu bëgg. voilà yu bees réparation bi. kenn réparé wu ko. ma kenn mënu ko réparé. kenn mënu ko réparé. kon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. Abdourahmane ñu ngi lay jaajëfal ca Kaolack bu ñu fa demee foofa ndox yi fa jot a rot andi yàq na fa foofa tam lu bare bari ci yenn yoon yi sax nga xam ne kenn mënatu faa jaar ak ndox yu taa Mamadou Camara. altine bi ci suba tawaat na fii ci biir Kaolack suñ ko xayma ñeenti milimètre moom mooy ndox mi nga xam ne wàcc na fii suñ xayma bi nawet bi tàmbalee ba léegi li mu tawagum fii ci Kaolack doon na ñeent fukk ak ñetti bés yoo xam ne yi juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak ñaari milimètre ak lu tekk mooy li nga xam ne xaymaagum nañ ko ci wàllu ndox bi fi wàcc fii ci biir Saalum waame bi am na ñu bari ñoo xam ne lii laal na leen ci njeexteelu ayu bés bee tolloon nañ ci juróom-benn téeméer ak fanweer ak ñaari dëkkuwaay yoo xam ne yi waame bi laal na leen lu toll ci ñeenti junniy nit nag ñoom ñu ngi woon ci jiixi jaaxa ndax ndox mi dugg na seeni biir kër lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi circulation bi moom xat na lool ndax ñiy dawal oto daanaka dinañ xaar diir bu yàgg ci circulation bi doog a mën a dem li ko waral nag mooy ginnaaw buy njiitu réew mi di ñëw fii di def tournée économique yoon yi nga xam ne yàqu woon na te mu feesoon dell ak ndox ci tali bi ñu ngi ko doon jag-jagalaat waaye taw altine bi ci suba tax na yoon yu bari yàquwaat nañ ndax dañ leen a bricolé ci diggante Kaolack ak Kaffrine muy yoon yoo xam ne yi tax na circulation bi xat lool boo demee ci xolu dëkk bi maanaam ci centre ville bi ONAS moom mi ngi fay def ay liggéey yoo xam ne yi pour ndox mi mën a jàll loolu nag gis nañ ko ci diggante police bi ak marché central bu Kaolack waaye liggéey bi pareegul ci booru impôt et domaine dégg lañ fa gis ñi nga xam ne ñun lañ fa doon jaar di ay borom oto wala doon fa gaare fi mu ne nii dañuy jaar beneen yoon bu gën a gudd pour mun a dem fa ñu bëgg a dem Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ci taw bi ni mu tëddee waa ANACIM kii di ingénieur bi di Abdoulaye Diouf di xamale ne rek ci bët gànnaar réew mi ci sud bi bët saalum réew mi ak ci centre ci digg bi am na ay taw yu fa jot a rot diggante ñeent milimètre ba fukk ak juróom-benn ak genn wàll yoo xam ne am na daal itam
ak itam yoo xam ne am na ñeent fukk ak benn ci yu toppandi fu mel ne Tamba ak boori Mbuur moom itam xaw naa jege ma 16 nangam fukk ak juróom-benn ak yu toppandi jàngatu Abdoulaye Diouf ci jokkoog Ndeye Mariam Ndiaye. boo xoolee conditions yi nga xam ni moom moo waraloon taw yi am dafa am yoo xam ne nii ba léegi moom ñoo ngi koy nemmeeku ci dëkk bi surtout côté est bi maanaam côté penku am na ay taw yoo xam ne nii ñu ngi ko fay xaar tey si ngoon jàpp guddi gi taw yooyu nag mën nañu évoluer dem ba laal côté centre dëkk bi mooy maanaam digg dëkk bi donc taw yooyu mën na évoluer ba laal foofu mais fu muy gën a amee doole daal xam ñu ngi koy xaar est bi ak sud bi léegi nag mën na am ay niir yu ndaw yoo xam ne nii day des daal di desandi ñoo ba mën a provoquer ay taw yu ndaw côté Kaolack Fatick jàpp ba côté Dakar Louga dem ba Podor mais foofu taw yi ñu fay nemmeeku moo gën a néew daal xam naa ne ay taw yu ndaw lañu fay nemmeeku jàpp ay wis-wis léegi bu ñu demee ba suba taw yi fu muy gën a amee doole mooy côté bët Saalum bi maanaam côté Casamance foofu lay gën a amee doole mais aussi mën na yéeg tuuti ba côté Koungheul jàpp Tamba ak ay risques yu ndaw yoo xam ne nii am na aussi côté Kaolack Fatick dem ba Linguère ak côté Mbour Fatick Kaolack. li aju ci wàllu suqaliwaat koom mi fi nu toll ni ci jamonoy mbas mi njiit réew mi ne mbay mi moom loolu bokk na ci li nga xam ne itam moom la ñu war a daal xintewoo def ko priorité ci wàllu mbay mi waaye nag loolu ak croissance bi yi war a yokk lépp koom mi bu mu nga am itam fokk itam ñu gën a dëgëral liñ ci war a mën a tàbbal lépp investissement yi ak lu mu ci mën a doon lu ne Souleymane Astou Diagne moom di kenn koo xam ne kii dana jàngat mbir yu demee noonu le maître conférence de sax ci université Alioune Diop ba nekk fële ca Bambey jokkoon na ci ak El Hadj Malick Ndiaye. bu ñu tëree bu waxee ne nekk agriculture dafa war a jouer rôle am ci relance su activité économique yi ci bu ñu génnee ci mbas mi je crois que indiqué na li nga xamante ne moo war a nekk parce que agriculture quand même secteur bu am solo la maa ngi rappelé Sénégal rek que agriculture day employé quasiment 65% ci ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci réew mi mooy ñi nekk ci zone rurale yi également agriculture bokk na ci secteur primaire bi nga xamante ne dina contribuer à hauteur de 15% du PIB donc loolu ay mandarga la yu wane ne que mënuñu dem sans agriculture te aussi réew bu bëggee développé wu il faut que mu bay muy dunde donc loolu aussi njiitu réew mi je crois fàttali na ko et que ñun dañu war a dugg ci loolu def de sorte que ñu bay lu ñuy dunde loolu mu ngi jaaree ci li mu wax démb moo nekk agriculture dafa war a jouer rôle bu am solo ci fi nga xamante ne moom la ñuy jëm mooy après mbas mi. waaw mais loolu yëpp naka la war a mun a demee naka lay tëddee. waaw loolu li muy tëddee ci ma ci yaakaar mooy déjà il faut que ñu organiser waat davantage secteur bi maanaam sax organisation am na ci mais toujours ñu gën a renforcer organisation bi ci acteurs yi parce que acteurs yi ñan la état bi la il y a aussi organisation paysanne yi muy association yeeg yooyu GIE yi xam ne ak y a aussi banques yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy lebal ñi nga xamante ne ñooy bay donc il y a aussi l'aspect technique ñi nga xamante ne bon ñooñu aussi mën naa leen boole ci état mooy SAED ak ñooñu ñi nga xamante ne ñoo yore wàllu expertise bi recherche scientifique bi ak yooyu donc loolu il faut que yooyu yëpp ñu organiser leen ci organisation bi am ni ñu yokk quantité bi organisation bi pour que bépp jeexital bu ci réew mi jël ñu mën a am fruit ñu mën ko récolter. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. ci tawat ji nga xamee ne ñu ngi koy amal ñaar fan ak benn fay tey jii ci weer wi bis bi nga xam ne àddina yëpp dañ koo jagleel li ñu duppee Alzheimer nga xam ne tawat la joo xam ne ji mën na indi naax mag ñi nag lay faral di daal daanaka fanweeri seconde yu nekk dana am kenn koo xam ne ki alawti ko na la Marie Rosalie Ndiaye kon daañ ci dikkaat ci bis bi sax dañ ko koy jagleel célébré ko ñaar fukki fan ak benn ci weeru satumbar wi nu ne mu di bis boo xam ne bi àddina bi yëpp wërngal kàpp dañ koo jagleel xeetu tawat joo xam ne ji daal buñ ko doon xayma ci wolof daanaka daal di indi ay jafe-jafe ci sa xalaat ak sa bopp ba
li war a fi naan daf lay naaxloo màggat ñi nag ñaare lay faral di alawtiku ci mu nekk nag Sénégal gi lu mu toll lu mu gàtt gàtt juróom-benn wala daanaka fukk yu ne ci téeméer bu nekk ñi gën a toll ci juróom-benn fukki at yàlla daf leen di faral di dal daan ci dikkat kon ci yeneen i ay jamono ci wàllu tawat jooju sax ñi nga war a dépisté wu ni nga xam seen xam-xam du fàcc wàll ñi war a mën a xool seenu yaram itam teel koo def ñaare dana tax loolee rek nga daal di mën a moytandiku tawat jooju le professeur Mamadou Koumé su fekkee loolu jàppandal la baax na su fekkee loolu daañu ci dikkat kon ci yeneen i jamono ñu dem ci wàllu coronavirus bi ak docteur Mamadou Ndiaye ci li nga xam ne fi la ñu toll. daanaka boo seetloo rek ñaar fukki nit ak ñeent yoo xam ne yi am nañu doomu jàngoro ji juróom-ñeent ña moom ci wàllante bi lañ am na ci nag ñoo xam ne wér nañ téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett docteur Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar test yi ñu def ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci fukk ak juróom ñoo xam ne ay cas contact lañ ñooñu dañoo jot ci mbas mi. fekk dañoo jaxase woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci juróom-ñeent ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko walla fi ñu ko jëlee ñooñu nag seen lim nii la tëddee Diamniadio am ci benn Fann am ci benn Fanok am ci benn Guédiawaye benn Kédougou benn Mbao benn Mbour benn Waguñaay benn et Ouakam am ci benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bis yàlla àndee ñaar fukk ak juróom-benn ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb dibéer ñaar fukki fan ci weeru septembre biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak benn ak ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett wér nañ si ñett téeméer ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu des hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm di woo askan wi ñu gën a sàmmante ak digle yi muy joxe bés bu nekk di leen fàttali ngeen aar seen bopp aar seen askan aaraale seeni jaboot. Sud FM ganu bés bi. benn waxtu moo dem ba fekkoo fukki minute ak juróom-ñett ki ñuy dalal di kii di universitaire bi di Alioune Diop Souleymane Astou Diagne ngeen baal ma nekk maître conférence bu nekk ci université Alioune Diop ba nekk fële ca Bambey ci li njiit réew mi bëgg ngir suqaliyaat wàllu koom mi jaar ko ci wàllu mbay mi jokkoo ak El Hadj Malick Ndiaye. Souleymane Astou Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow nag maître conférence nga ci université Alioune Diop bu Bambey démb nag njiitu réew mi dafa wax ne kat li ci ëpp solo ci wàllu suqali mbay mi ci post Covid bi agriculture dina ci am solo trop loolu naka la war a mën a tëddee nga yaakaar. waaw loolu en fait lu am solo la c'est-à-dire que agriculture dafa nekk secteur bu dafa am solo ci koom-koomu dëkk bu njiitu réew mi waxee ne nekk agriculture dafa war a jouer rôle am ci relance su activité économique yi ci bu ñu génnee ci mbas mi je crois que indiqué na li nga xamante ne moo war a nekk parce que agriculture quand même secteur bu am solo la maa ngi rappelé Sénégal rek que agriculture day employé quasiment 65% ci ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci biir réew mi mooy ñi nekk ci zone rurale yi également agriculture bokk na ci secteur primaire bi nga xamante ne dina contribuer à hauteur de 15% du PIB donc loolu ay mandarga la ñuy wane ne que mënuñu dem sans agriculture te aussi réew bu bëggee développé wu il faut que mu bay muy dunde donc loolu aussi njiitu réew mi je crois fàttali na ko et que ñun dañu war a dugg ci loolu def de sorte que ñu bay lu ñuy dunde loolu mu ngi jaaree ci li ñu wax démb moo nekk agriculture dafa war a jouer rôle bu am solo ci fi nga xamante ne moom la ñuy jëm mooy après mbas mi. waaw mais loolu yëpp naka la war a mun a demee naka lay tëddee. waaw loolu li muy tëddee li ma ci yaakaar mooy déjà il faut que ñu organiser waat davantage secteur bi maanaam sax organisation am na ci mais toujours ñu gën a renforcer organisation bi ci acteurs yi parce que acteurs yi ñan la état bi la il y a aussi organisation paysanne yi muy association yeeg yooyu GIE yi xam ne ak
y a aussi banques yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy lebal ñi nga xamante ne ñooy bay donc il y a aussi l'aspect technique ñi nga xamante ne bon ñooñu aussi mën naa leen boole ci état mooy SAED ak ñooñu ñi nga xamante ne ñoo yore wàllu expertise bi recherche scientifique bi ak yooyu donc loolu il faut que yooyu ñëpp ñu organiser leen bon ci organisation bi am nii ñu yokk kant bi organisation bi pour que bépp jeexital bu ci réew mi jël ñu mën a am fruit ñu mën ko récolter donc loolu ça va passer par vraiment organisation maintenant bu organisation bi amee ku nekk xam li nga war a def ak ñu jox la li nga yeeyoo ak li nga yelloo la mën a def ku loolu mu am je crois que maintenant question financement bi ak encadrement technique bi mën a ñëw parce que technologie bi dama koy wax il faut que ñu dugal ko ci agriculture bu fekkee ne bëgg nañu yokk rendement yi ci yenn culture yi alors que technologie aujourd'hui dafa nekk lu am solo ay xalal yu bees yi nga xamante ne réew yi ñuy wax réew occidentaux yi ñu ngi koy utiliser ñu gis ne ñoom li ñuy bay ci suuf barewul li ñuy utiliser ci li ñuy bay suuf barewul mais lañ ciy jëlee pour mën kaa dundal lu bare la ba day tax sax ñoom ñu ñëw ak ci jaay wala dem Chine wala feneen di jaay seen production donc loolu il faut que aussi en termes de faisabilité ñu gën ci bàyyi xel gën a renforcer loolu pour que rendement yi gën a élevé autosuffisance bi nga xam ne mooy bay li ngay dundee ñu mën ko am ci lu gaaw ndax loolu moo méngoo ak développement bi. waaw loolu lan moo ci war a nekk rek taxawaay coopérative agricole ak tamit secteur privé bi. waaw xam nga coopérative yi ak secteur privé bi ñoom ñooy acteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo war a gérer secteur xam nga damay fàttali ne rek que nguur gi objectif am du bay nguur gi objectif am du nekk bay objectif am mooy encadrer appuyer accompagner ñi nga xamante ne ñooy bay pour que ñu am ay semence am ay suuf am expertise technique accompagner ci wàllu financement xam nga donc ak li muy demee loolu mooy rôle maintenant coopérative yi comme nga ko waxee il faut que les gens ñu organiser wu ku nekk xool li ñu ci mën a def d'accord ñu joxe seen croiser seen expérience secteur privé bi aussi ñi nga xamante ne yàlla may na leen ñu am une certaine superficie financière am koom ñu ñëw aussi investir ci benn wut ay suuf bay kat liggéeyloo doomu réew mi pour que ñu mën a am agriculture da nga xamante ne dañ bi ñu paree dañuy jël transformer produit sur place c'est-à-dire ñu def ko mbiru filière li tubaab bi wooyee filière maanaam dañu koy jiw ba ba ñu koy dugal ci assiette ki koy lekk dëkk ñu feese ko ba di ñu dem di ci jéggaani leen di ci réew donc loolu moo war a nekk ñoom seen cër maintenant état bi il faut que mu am loolu parce que ay jafe-jafe daf ci am wàllu engrais par exemple wàllu accès au foncier wala wàllu financement wala wàllu expertise technique parce que am nañu aujourd'hui tey ay sociétés yu mel ni SAED ak yeneen expertise yi nga xamante ne dañ leen di mobiliser dans ce cadre là donc loolu daal mooy li nga xamante ne coopérative yi ak organisation paysanne yi ak secteur privé bi war nañ ko ci def bu fekkee ne bëgg nañu relever défi. Souleymane Astou Diagne ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. maa ngi lay sant di la gërëm monsieur. di fàttali yow. jërëjëf El Hadj Malick jërëjëf mbokk moom la itam fii saa si ñaar fukki minute ak ñeent moo fegg ci benn waxtu nu dem ci xët wi nu jagleel wàllu aada ak cosaan. dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatiit taxawal nañu kuréel gi dippee ko say wi nag di benn collectif boo xam ne dafa boole ay association yu bëri ñu yëngu ci wàllu mbatitu réew mi bokk ci ay secteur artistique yu bëri te wute leen tax a jóg nag mooy daal suqali li nga xam ne moo jëm ci wàllu seen liggéey bokk na ci ñu daal di taxawalaat lu ñu naan états généraux de la culture càmbar bu baax mbatitu réew mi rasidol it daal di xoolaat bu baax doxalinu SODAV di kër gi nga xam ne moo yore ak yelleef artistes yi di leen ko fay ci wàllu koppar nañ ci déglu ki nga xam ne moo di Pape Diouf bokk ci boobu le kuréel. ñun am nañ benn fay ñu collectif bi fay bi dañoo créé collectif bi pour regrouper toutes les associations yi nga xam ne ñoom ñu ngi yëngal ci affaire culture entrepreneur culturel yëpp dañuy tey bokk ci fay bi nga xam ne ñëpp a yem même pied d'égalité léegi parce que dañoo gis ni culture xëy na jox ko fi ak yelleef bi mu war a am dëgg-dëgg rôle bi mu war a jouer fii Sénégal
Sénégal dëkk culture la kenn joxul ko et pourtant les présidents yi jàll yëpp dañoo investir xaalis bu bëri dañoo def xaalis bu bëri si affaire culture pour dimbali artistes yi ak yëpp ak les acteurs culturels pour ñu gën a prospère mais gis nañu ne ba léegi ñi ngi koy jox defuñu fi ñu ko war a def di joxuñu ñi ko war a yellool parce que gis nañu fi ay artistes yu feebar bay dem amul luñ fajoo ba jël seen ay guitare seen instrument di ko jaay gis nañu fi ay artistes yu feebar fi nekk nii amul luñ fajoo léegi artistes yaa ngi toog fii plus de 6 mois 7 mois jéewuñu léegi ci Covid bi gars yi ñu ngi tëj kii yëpp place yi pour ne bu kenn jouer xam nga léegi ci joxuñu leen dara lu tax na ñoom mun nañ xam nga di subvenir seen ay besoins léegi am na ay structures yu fi nekk yoo xam ne mu ngi nekk comme ay SODAV ak yooyu ñu ngi fii ci ñu ñooy gérer affaire de culture ñooñu buñ doxoon ni ñu war a doxee artistes yi heure bi war ñu sax am problème même bu gouvernement bi te tëjee pour 1 an ne bu kenn jouer ñoom seen ay droit bu ñu ko fayee ko rek waroon nañ di si dund ba gouvernement bi jël ay solutions yu tangibles pour mun a ubbiwaat affaire de culture bi léegi comme nga nag léegi loolu yëpp doxul moo tax ñu créé benn collectif boo xam ne bokkul ak yeneen association yi dañu fi nekk ñoom di liggéey pour leur propre intérêt ñun nag collectif bi ça regroupe toutes les associations ku bëgg a ñëw koo xam ne rek yow gisoo sa bopp ci art ak culture nga ñëw nga bokk ci kii bi nga bokk ci collectif bi pour casser droit ñëpp fi yam droit pour ñu jéem a xool éventuellement nu ñu mun a développer culture nu léegi artistes yi di mun a di jëriñee di dundee seen liggéey seen ay œuvre moo tax ñu créé collectif bi say bi am nañ nag benn feuille de route bu ñu bëgg a dérouler mais moom la ñu bëgg a présenter ci suñu point de presse bi ñu war a def incha allah. ñeent fukki at nga nekk ko ci biir aada ak cosaan di ki yëngu bu baax a baax kii di Kalidou Kassé ay ñoñam yëngu ci wàllu aada ak cosaan fii ci réew Sénégal dañu ko sargal looloo tax ñuy waajal fu mu nekk nii programme bu am solo ñeel gaaral li nga xam ne mooy liggéeyu kii di Kalidou Kassé ñu koy dippee le pinceau du Sahel mu doon koo xam ne ku ràññeeku la ci wàllu peinture naka la mbir yi nar a doxee lan ak lan moo war a am ci boobule programme nañ ci ànd ak ki nga xam ne moo di Cheikh Adramé Diop di cinéaste bokkit ci boobule kuréel. fête 40 ans wu artiste 40 ans wu dundu artiste yombul waaye nag li ñu jàpp 40 ans moom nekkatul sa âge maturité waaye âge sagesse la maanaam nit la koo xamante ne nekkatul peut-être lu muy dem di wuti waaye li nga xamante ne moom la war di joxe instant yi mooy expérience am mooy li nga xamante ne aar jox na ko mu war koo delloo aar war ko delloo askanu Sénégal donc ci loolu nag la ñu gis ne toll nañ fenn foo xamante ne foog ñu magnifier vraiment œuvre Kalidou Kassé ñi nga xamante ne artiste la boo xamante ne mënut présenté ñu ko fii Sénégal ak àdduna bi ak Afrique yëpp waaye ci loolu nag ci lañ comité bi nga xamante ne Abdoulaye Racine Senghor nekk vraiment nit koo xamante ne ku xarañ la suñu ràññee ci domaine boobu moom moo présider vraiment comité scientifique bi nga xamante ne ay activités yu bëri daal la ñu envisager ngir def ko waaye tam ci wetam am nañu ki nga xamante ne moom mooy professeur Malick Ndiaye nga xamante ne moom aussi moom moo géré partie artistique yi moom également nekk commissaire ou exposition bi nga xamante ne dana dellu si waat ci liggéeyu Kalidou Kassé nga xamante ne nekkatul liggéey boo xamante ne xëy na maanaam li mooy wax la continuité de l'œuvre de Kalidou Kassé fi ci mooy vraiment une œuvre sociale nga xamante ne dafa éprouvé ay contours yu bëri contour économique contour donc social que Kalidou nekkatul kenn koo xamante ne dafa yem rek ci artiste ci art bi comme ni nga xamante ne lañ koy faral di gisee ci ay artistes yu bëri waaye domaine d'activité yi nga xamante ne dafa yitteel dundu doomu aadama foo gis rek Kalidou Kassé moo nga moo nga ci talibé yi les enfants de la rue l'immigration les femmes ainsi de suite donc loolu nag su fekkente ne nit am na jaar-jaar boobu dund gu mel noonu ba ci liggéey boo xamante ne mën nañ ci génnee lu toll ci ñeent fukki at nga xamante ne ñeent fukki at yombul parce que âge la boo xamante ne moom la ñuy wax âge mu kalaf nag su tollee foofu li ñu war a def mooy li nga xamante ne liggéey na ko nan la ñuy def ngir loolu ñu war ko won Sénégal waaye itam jaarale foofu ngir ci jamono bi nga xamante ne moom la nekk ni jamono pandémie bi nii kon itam jaadu na ci ñeent akam ci liggéey ci dundu artiste ñu war ko mën a célébrer magnifier ko ngir gën ko wonaat ndaw ñi waaye itam ñi nga xamante ne dañu bëgg aar ci yëngu waaye comme li nga xamante ne dafa aju yëpp ci mbirum science ak leneen ñu won ko pour ñoom ñu mën a xam ne lii kat lu jaadu la lenn la loo xamante ne askan bi dañ ko war a am Sénégal daf ko war a xam adduna daf ko war a xam. fii la ñu ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi.
Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva pex ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. dara gën a neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari yi orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen di may li ci yéenekaay ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar seen ndoxu waalo moo leen di may li si yéenekaay yi Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et frères seen boisson punch ndox mu sell mi di waalo ak SPEM Sénégal premier équipement et machine ñoo leen di may seen revue de presse.
Ndeye Mariam Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm. Alioune Tine te mu taxawal fi kuréel bii di Afrikajom Center nekkoon coordonnateur bu RADDHO moom nag àndul ak convocation wu Souleymane Teliko ci kanamu IGAJ di inspection générale de l'administration de la justice moom mi nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM tey ji aujolikay bii di Sud Quotidien moo ñuy jottali ay kàddoom ndaxte Alioune Tine daal di ne xamle ne tey jii de waa UMS ñoom amul lenn loo xam ne wax nañ leen kaa mun a toppee ndaxte ñoom la leen yitteel moom mooy fexe ba suñu justice nekk ab justice bu ñuy nawloo justice bu mucc ayib justice bu am indépendance kon nag tey ji su fekkente ne dañoo bëgg a jël nag waa UMS di leen xooxatal ak tamit di leen teg fitna loolu moom duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg moom di Alioune Tine di gis ne kàddu yi nga xam ne moom moo tax ba kii di Souleymane Teliko ñu woo ko ci kanamu IGAJ kàddu yi ni mel sax cour de justice bu CEDEAO moom fësaloon na ko bu yàgg loolu yëpp nag Alioune Tine la mu ca gis moom mooy ne suñu justice dafa feebar loolu la daal di xamle te nag nee na wax ko du nag wax lu ñaaw wala boog wax ngir daal di critiquer wante dañu koy wax ngir rek ñëpp daal di jël seen responsabilité ngir fexe ba xool yan yoon la ñu war a mën a jaar fexe ba suñu justice bi nekk ab justice bu mucc ayib moom di Alioune Tine yemul foofu ndaxte culikaay bii di Sud Quotidien ma nga ñuy xamal ne ñëw na ci fitna gi nga xam ne moom moo am foofu ca Côte d'Ivoire rawatina nag ginnaaw ba kii di Alassane Ouattara xamle ne moom candidat la ci wàllu élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal mu am benn fitna ga ñu fa nemmeeku am tamit ay nit yu fa ñàkk seen bakken moomu kon di Alioune Tine di xamle ne waa CEDEAO ñoom war nañoo yëy yàbbi nag jëmale ko ci wàll gi ni mel wàllu troisième mandat bi nga xam ne moom moo lëmbee fële nga xam ne moom mooy ca Côte d'Ivoire ak tamit yeneen dëkk yi nga xam ne moom moo nekk fii ci biir Afrique ndax loolu sax du yegg si nag fii ci biir Sénégal li am ba des daal moom mooy ne kii di Aymérou Gningue moom mi nga xam ne moom moo jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci Assemblée nationale moom ci boppam nag moom moo daal di xamle ne Macky Sall mënaat na nekk candidat ci wàllu élection yi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal ay kàddoom autolikaay bii di Sud Quotidien moom la daal di fësal tamit tey jii Seydou Gueye moom waxul ci mbirum troisième mandat moom kay lu ko yitteel moom mooy tontu yi saf sàpp ki nga xam ne nag moom mooy Ousmane Sonko ci biir autolikaay bii di Vox Populi suñu naataango yi di ko ci dalal moomu nag di Seydou Gueye di yëkk ay kàddu yu mel ni xeme kii di Ousmane Sonko di xamle ne moom boo ko déggee ni muy waxee sax ak tamit na muy jëfee xam ne moom nag am na lu ko metti lu nekk ci biir xolam te loolu yëpp nag daf ko bëgg a jël teg ko ci ndodd kii di Macky Sall moomu di Seydou Gueye jukki na it jëmale ci wàllu élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci biir colikaay bii di Rewmi Quotidien su natango yi Babacar Gueye la ñu daal di dalal moom mi bokkoon ci biir parti démocratique sénégalais léegi nag bokk ci ñu taxawal parti des libéraux et démocrates ànd suqali moom it mu daal di jukki jëmale ci wàllu mbënn mi ak tamit Kër Massar gi ñu fas yéene def mu nekk département wax na tamit ci mbirum maître Abdoulaye Wade ci mbirum PDS ak tamit ci doomu Abdoulaye Wade bi di Karim Meïssa Wade boobu nag fekk na ne njiitu réew mi ci njeextalu ay bés bi mi ngi woon ca Sine ak Saloum colikaay bi di Le Soleil du ñu xamal ne njiitu réew mi daal dinay ndar keppe tournée économique bi nga xam ne ma ngi ko doon amal ci gox yooyu ngir nemmeeku nag liggéey bu am solo bi nga xam ne ñoom ñoo ngi ko fay amal loolu sax moom moo tax ba mu daal di wax ne am na ay programme yu yees yoo xam ne dañu ko jagleel ñii nga xam ne de ñoom ñooy béykat yi njiitu réewum Sénégal di Macky Sall kon ñetti fan a ngi nii ba mu nekkee ca Sine ak Saloum jolikaay bii di critique ne loolu yëpp dina am nag ay njeexital ci wàllu politique laas yéeni kaay ne Macky ma nga woon ca Fatick Nioro ak tamit Kaffrine fépp fu mu dem mbooloo bu takku ñoom ñoo ko fay teextu wante lañ ca nemmeeku moom mooy ne lépp lu jublu ci wàllu geste barrière yi maanaam daal liñ fi tëral ngir xeex feebar bii di coronavirus loolu moom kenn doxalu ko ci tournée économique u njiitu réew mi waa Amérique ñoom ña ngay naw ni réewum Sénégal di doxalee jëmale ko nag ci wàllu koom rawatina nag ngir fexe ba ñi nekk ca bitim réew mun a dugal seen xaalis fii ci biir réew mi julikaay bi di Dakar Times mi ngi ñuy xamal ne dafa am benn rapport boo xam ne gouvernement bu Amérique moom moo ko daal di fësal di nawloo réewum Sénégal ci ay tànk jéego yu rëy yoo xam ne nag def nañu ko ngir fexe daal ba lépp lu jublu ci wàllu environnement des affaires nekk nag lu mucc ayib dañu koy jeexalee rek ak mbir bu doy waar bii nga xam ne moom la julikaay bii di Libération daal di xëyee ndaxte mi ngi ñuy xamal ne benn directeur benn internat bu nekk ca Mbaaw moom de dañu koo teg loxo fi mu nekk nii ndaxte la ñu koy tuumaal moom mooy ne moom da doon génn ak benn xale bu jigéen bu am ci lu tolloog fukki at ak juróom xale bu jigéen boobu sax ginnaaw ba mu demee ca France fekk ji yaayam ci la yaay ji nag daal di gis ay photo ak vidéo ci biir portable am yoo xam ne daal jéggi na dayo noonu sax la daal di demee ci kanamu yoon ca Paris waa Paris daal di jokkoo ak waa Sénégal ci wàll gi ni mel noonu la waa
brigade des mœurs daal di defee seen l'enquête ba teg loxo directeuru école boobu moom muy xamle ne deful lu ñaaw ndaxte moom da doon génn ak xale bu jigéen bi te daf ko bëggoon a takk da doon xaar rek ba ay waajuram yegg si waat fii ci biir Dakar ngir dem ñaan loxoom. directeuru internat boobu fu mu nekk nii caabi féetee na ko gannaaw lii moo nekkoon bortulikaat yi di gën a fës ci biir ëtulikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jàmm. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva pex ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. établissement Mbaye et frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. dara gënul neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari yi orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen di may li ci yéenekaay ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar seen ndoxu waalo moo leen doon may li si yéenekaay yi Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom
Ndioum Banok Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et frères seen boisson punch ndox mu sell mi di waalo ak SPEM Sénégal premier équipement et machine ñoo leen doon may seen revue de presse. Maodo Faye. jërëjëf Alassane Wade ñeent fukki minute ak juróom ñaar moo feggu ci benn waxtu bokk ñu doon déglu ñu ngi leen di jaajëfal foofu la xabaar yi buure. bokk yi kon nag léegi ñu dem ci lii nga xam ne moom la ñu jagleel màggal gi ñu duppee ko journalu safar incha allah. dal leen ak jàmm ci seen rubrique 18 safar ni ñu ko tàmm defee